waaw 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 bii bu rafet waay kaani gi dañoo damyee fa tabarakallahu ñi ngi leen di nuyu di leen jaar dañoo xaw a tardé match bi tey ñi ngi ci première heure bi diggante kaani gi ak Kër Modou Xëri waaw tey nag Alaaji Demba rek a nekk ci caméra bi sama waaja dafa doon ko woo waaye nee na ma mi ngi ca yoon ba di ñëw waaye maa ngi toog ak ku ci mel ni ab bay laxaat suñu Dakar gi tey moo fi nekkal sama waaja match bi reprendre na diggante Modou Xëri ak Kër Modou Xëri ak kaani gi mën a 1-0 fi ñu waxee ni arbitre nee na touche waaye nag kaani gi mooy li may wax rek depuis seen premier match bi ba léegi dañoo changé melo équipe bu 10 lañ yor équipe bu 10 waaye gisuma fi tey sama attaquant malien ba ak a gaaw coup franc pour Kër Modou Xëri dafa mel ni numéro 4 bi moo koy dóor j'aime bien góolu attention oh centre deuxième poteau boobu baaxoon na de amul ku ko intercepté waaye baax na de nii la góol day wax teg ko nii ba mu gën a toog quoi attention waa baylaat jaar naa la naka coono yi baylaxaat naka réew mi noo gisee réew mi baylaxaat attention dafa raté tir bi li mu bëggoon def du xaju fa ballon pour waa Kër Modou Xëri bal bi génn na touche Adama lu la dal Adama lu la dal Kër Modou Xëri seen dañoo am problème mu taxawaay d'après li ma jot a gis ci début match bi dañoo tardé nag waaye ñoom problème taxawaay c'est toujours ça a toujours été leur problème xaw ma luy seen problème xaw ma joueurs yi ñu fubalal ñoo miinantewul seen biir xaw ma touche pour waa kaani gi suñu militaire baa koy touche na ko mais waa Modou Xëri jël nañ ko def nañ une passe ayca yaatalal wala nga yóbbu bul dóor waay bal bi baaxul bul dóor dafa mel ni bal bi baaxul hors-jeu fubalal foofu jàmbaar ji fubalal am nga champ large kay yóbbul bal bi fubal ballon pour waa kaani gi max moo ko yor noonu teg na ko hors-jeu luñ ko sifflé teg na ko laay ay max ak càmmoñ bee neex passe na ko militaire waa Kër Modou Xëri kaani gi belle phase de jeu ñoom daal depuis seen premier match ba léegi bàyyi laxaat dafa mel ni daal kaani gi dafa ñëw ak force retour de force lañ def ay phase de jeu yu garaaw lañ yor waaw Kër Modou Xëri waaw belle phase de jeu ouverture ay ca latéral koo koy centré dóor na ko ci camp yi waaye romb na ñi jaar ñëpp waaye bàyyi laxaat di nuyu ñëpp di jéggalu ñëpp ci commentaire yi match yi passé su dee am na ku mu gaañ ñu ngi lay jéggalu su dee am na ñu mu neex tamit yàlla la ñu ngi jéggalu ñëpp xam nga wax lu nit di bëggee yombul wax dafa jafe bàyyi laxaat waa naka mu nag naka réew mi fii ak noo gisee fii ak Ndakaaru neex na de amagoo fi ab tubaab ballon pour Adama joué na ko remise passe na ko encore am Njaay joxol Jóob laaf bi yóbbu na arbitre foofu war nga ko mun a may dara de arbitre revient sur la faute bu ma doon yow dinaa ci ñëwaat de
ba pare kaani gi Baye Laxaat danoo am góol kaani gi danoo am góol kaani gi danoo am góol de seen équipe bi moom macha allah lii ni ma leen gisee nii gisaguma équipe bu leen mën ci tournoi bi kaani gi gisaguma équipe bu leen mën wil arbitre ba yow la Fala man ay waay Fallou ba lay ziar Alaaji Fall ak baax waaw belle phase de jeu mu ngi may rëcc ndax arbitre ba waaw war na mën a dugg de ay waay kii kan la laay lay la raaw kii du baykat Baye Laxaat kii du baykat ku ko jox tool du ko bay laay lay la laaw Baye Laxaat kii li mu rat rëy na ey mbay ñi ngi ziar ñëpp sama waaji yéex na wéetal na ma waaye nan ko xasate ni rek ba mu ñëw waa doo ko ma xool fu mu nekk yow Baye Laxaat en tout cas équipe bu kaani gi daal macha allah équipe bu kaani am na ils ont une belle équipe am nañ taxawaay ci terrain bi am nañ ay joueurs ñoom depuis seen premier match bi ñu match nulé daal fa tabarakallahu dañoo ñëwaat ak force. corner pour waa kaani gi ñu ngi koy dóor dafa mel ni Ouza koy dóor yëkkati na ko ay waay sama Baye Fall ba mbëkk na bal waaye mbëkk bee sori amul force fa tabaarak moom lu mu wax wala tontoogul ay est-ce que fi mu nekk jàmm ko fa téye attention waa kaani gi paas nañ bal bi seen góol bi Laxaat yow équipe yi nga jot a seetaan fii ban équipe moo la si gën a moom nga yaakaar ni war na mën a jël tournoi bi kaani gi de Laxaat équipe Seyzena laa fa waaye kaani gi dafa diis de kaani gi buñ jugul ci kawam daal ñoom nag tey waay taala mais c'est bien quand même défenseur bee ko gêné défenseur bi def na une belle entame une belle défense parce que gis nga défenseur attaquant warul traîner ci axe bi libre moom kase du yoon bal baa ngi ci loxo Kër Modou Khari fi ñu joue trop bas Kër Modou Khari li ñuy jouer nii dafa suufe trop seen zone lañ nekk di fa jouer c'est normal que ñu perte bal bi waaw gars yi dañuy foo yenn tacle yu sévère yi jaru ko fi dañuy foo gars yi Baye Laxaat fii boo fi gaañee sa morom koo xamante ni day liggéey di wuti xaalis suba lañ war a liggéey suba la lundi fii kenn fayu la da ngay ñëw di tàggatu rek jaru ko fi yenn tacle yu sévère yi jaru ko fi bu fi gaañ sa morom di rus boo ko gaañee yaa koy faji coup franc pour waa kaani gi Max moo ko teg sama arbitre baa koy arbitré Fallou la bu ratee nag lay doon Falla waaye waaw bel dóor na bal be deuxième poteau la ko def waaye yóbbu na ko ca 6 mètres ya amuloon ko intercepté bal bi Kër Modou Khari il joue trop bas bal ba dem na jox na ko attaquant ba défenseur ba ay waay moytul merci bonne défense pour goal bi ay waay défense bi lu ñuy def nii dañuy paniquer wala boo mënee match il faut savoir gérer téye bal bi en toute tranquillité jou aada day ñëw affaire bi noonu la touche pour waa Kër Modou Khari joué nañ ko bonne défense pour waa Kër Modou Khari aada mooy jël bal bi ci touche yi adduna amul solo
ñuy rafetluwaat initiative bi ndaxte gaz moo ko organiser suñu waaja war nañ ko gën a mën a yaatal xam naa lii c'est une première waaye après dinañ toog waxtaan ñun suñu biir ku ci nekk fi nga mën a jàpp nga jàpp si ñu gën ko yaatal mu rafet yëfu sénégalais la yeneen réew yi liñ koy def Brescia ñu ngi koy def ko nawetaan Torino di ko def war nañ mën a def lu dàq lool def ko ay championnat bu boobaa ñu invité suñu ambassadeur mu ñëw jege suñu Pape Abdoulaye Seck ndaw ñi la fi nekkal ñu ngi koy gërëm di ko ziar moom it di ko nuyu à travers suñu antenne TSD di ko nuyu bu baax waaye yàlla na jàmm yàgg suñu réew lii c'est une bonne initiative di si féliciter gaz bu baax ak ñi mu àndal ñu bañ fee gaañe kaf foore dem ñibbi ku nekk ñàkk kontaan buñ la gaañee nga muñ koo gaañ may ko loxo ne ko baal ma du Ligue des champions du championnat du coupe du monde wey laxaat bi ma demee coupe du monde laa xam ne ñun dañuy foo rek tubaab yee bu mu fair play laa tey match bi koo faral nag diggante Paris ak Bayern Paris nga faral ndax lan Neymar ndax lan dafa am sénégalais sénégalais ay sotkat lañ ñoom ñëpp Paris lañ faral bëgg nañ Idrissa Gana jël ballon kii bi jël Ligue des champions bi yàlla na ko jël suñu ndamu réew la man de moom laa faral bal baa ngi ci tànk waa kaani gi ñu ngi koy joué am Ndiaye joxul Diop delloowaat na ko ci aile droite bi pourquoi pas changement de côté pourquoi pas bu leen insister foofu li ngeen fa insister bari na waaw dëpp na centré na ballon retourné par waa kaani gi kay gis nga kaani gi lu ñuy joué suñu jàqee dañuy dégager génn seen zone mi-temps waaw ñu bàyyi gars yi nu danoo topp bal bi amuñu taxawaay ci terrain bi li nga wax dëgg la bay laxaat bal bi rek lañ topp jéemuñu occuper terrain bi comme il faut gis nga football am na fu muy toll da ngay occuper sa terrain occuper espace bi moo gën topp bal bi loolu mooy football. Merci beaucoup parce que kaani gi Cheikhouna Mële dañoo am coach buy wax ak ñoom ci banc bi di leen yuuxu di wax ak ñoom di leen recadrer coach marabu la xam nga moom laay tooñ naan ko coach marabu bu affaire yi dëgëre maa ngi lay nuyu gaz maa ngi lay nuyu dinañ la woo léegi nga ñëw wax ci affaire bi ñii waaw ñu bàyyi laxaat ñu bàyyi gars yi noppalu ko rek waaw ba ci kanam. match baa ngi waaj a reprendre ci diggante kaani gi deuxième mi-temps bi waa arbitre sifflé na Fallou sifflé na match bi yaakaar naa ne nag bii pas Kër Modou Xëri war nañ defaraat seen taxawaay jéem a égaliser ñu fàttali leen ni que ni 1-0 la pour kaani gi bi fekk ñu fi def fekk ñu tardé di leen fàttali waat ni tamit que tey Alaaji Saliwu nekk fi tey Alaaji Demba rek a fi nekk di leen nuyu di leen ziar di baalu ñëpp àq nañu ñëpp baal dañuy foo rek dañuy kaf di foo di ree yàlla na jàmm yàgg suñu réew yàlla na jàmm yàgg fépp fu sénégalais nekk yàlla musal ñu aar ñu lépp lu fi waay di wut yàlla na ko yàlla yombalal si dar barki Seydina Mohamed nañu bokk ndey bokk baay nous sommes des frères c'est nous dans nous nañu jàppalante dimbalante sottante ay xalaat laabante biir bal baa ngi si tànk waa kaani gi coup franc la arbitre bi sifflé ñu ngi koy joué ay gars yi joué leen waaye fair play mooy li may wax rek que ni Kër Modou Xëri occuper terrain bi moo gën topp bal bi di daw il faut que ñoom ñu xoolaat loolu occuper terrain bi occuper espace bi que moo gën topp bal bi di daw football loolu la football da ngay xool disposition bu baax nga koy def mais xoolal da ngay gis bal bi fu mu nekk tu vois 8 personnes là-bas dafa mel ne amuñu coach ñoom il faut que ñu am ku ñu waxal kuy wax ak ñoom
bal baa ngi ci tànk waa 6 mètres dafa mel ni génn na de kaani gi gis nga te dès l'entame du match arbitre dafa siffler rek kaani gi sëpp leen kookoo ngay nawetaan dañuy foo rek kookoo ngay nawetaan waa kaani gi jëlee avec waaw kooku am na ay phase de jeu yu rafet bal baa ngi ci tànk waa Kër Modou Kheury action menée par waa Kër Modou Kheury attention attaquant day gaaw bàyyi bal bi il faut jouer vite les gars waaw am Ndiaye joxol Diop yaatu na yegg waaw Ada loo def dañ koy nangu c'est une belle initiative waaye bu yaatu woon tamit baax na ba léegi il faut oser li laay wax Adama c'est bien il faut oser mauvais dégagement pour le gardien xam naa dafa tarxiis mbaadu si Didier bañ waay mbay si Didier bañ si Didier la xam nga nag géej entraînement dafa doy waar bàyyi la xaat gis nga gars yi góor ba dégagé na tëdd xal faux pas wala si Didier lay war mu ngi koy capp bal bi joué nañ ko waa Kër Modou Kheury fair play nañ c'est bien lii lu ñuy rafetlu la lii dafa war a am lii mooy fair play football fair play la ci ñun la xaj ci nu daanu dégagement pour kaani gi attaquant bi jël na bal bi ma ngay dem passe na ko numéro 10 bi centré na ko dafa ëpp waaye kaani gi dañuy nawetaan de gis nga góol bi am na keneen ku daanu mbaa jàmm ñëw leen xool ko moytu leen di gaañu dañuy wut xaalis gars yi mbaa jàmm xool leen ko waay xaaral ma naan tuuti ataaya son yi bu xool lu muy saf tey capitaine Kër Modou Kheury ba la am na lu ko dal de dafa mel ni li metti na de xool leen ko waay xool leen ko na ko son yi bu jox ataaya mu naan bu mu ko jox café na ko jox ataaya mu naan capitaine Kër Modou Kheury bi la ku njaxlaf la nag moom it gaañu na de masawaay arbitre bi nee na ko saye waaw assisté leen ko ba mu wér waay assisté leen ko ba mu wér adduna mu solo arbitre bi joué war na jeu bi touche la woon wala 6 mètres touche la woon pour waa Kër Modou Kheury seen waroon nañ mën a waaw bàyyi la xaat téyel na ma micro bi xam nga di filmer di wax yombul waaye mënut a ñàkk waaw bonne défense pour goal bi ba léegi man d'accord naa de lii mënut a woon ñàkk de bal baa ngi ci tànk waa Kër Modou Kheury yi ñi ngi jéem a def dara quand même on voit que ni disposition moo leen manqué ak entente seen biir seen joueurs yi déggoo wuñu dañoo xaw a mésentente bi dafa bëri si ñoom trop waaw bal baa ngi noonu corner la mi ngi koy tiré yëkkati na ko ñu dem xool ku koy mbëkk góol ba jël na ko belle défense pour góol bi moom nag dafa mel ni ku doon góolu équipe bu nawetaan la wala équipe bu championnat dafa am présence si kawam daal macha allah waaw bal baa ngi ci tànk waa kaani gi mu ngi koy xool transversal la bëgg a def jox na ko waa défense mu xëri jug nañ Kër Modou Kheury activité milieu terrain bi passe na ko kooku tamit ku mën a football la Latif gauche boobu excentré gauche mu Kër Modou Kheury bi ñu ngay joué waaw loolu rafet na amul dara lii war na mën a lii rafet na waaye waa teggi na góol ba wuy sama ndey kii kan la bay laxaat kii kan la waaye bay laxaat waaye nañ ko jox ataaya kii foog mu naan café bay laxaat li ñu football rafet na mu këpp yalwaan bi nii
man bugguma këpp yalwaan Baye Laxaat ah waay loolu rafetoon no de c'est bien quand même que ñoom ñuy jéem a am ay occasion c'est bien parce que football occasion il faut se procurer des occasions boo dul am occasion doo dugal lii quand même raté na ko mais dama koy rafetlu ci waa Kër Modou Khëri yi waaw bal bi góol bi repoussé na ko Talla dégagé na ko gars yi ñi ngay coow ndax penalty la wala jouer contre attaque pour waa kaani gi ña ngay kaas far ñi am contre boo moytu ñu dugal ko deuxième but te damay ragal mu andi fi coow attention raté na ko laay la kii ku ko jox tool du ko bay kii moom ku ko jox tool du ko bay Baye Laxaat du ko bay gis nga waa Kër Modou Khëri li ñu def am nañ occasion di xuloo ñëleel jeu rapide am na nu mu doon demee dañuy am deuxième but gis nga bu kii li si doon tuuti efficacité dans la surface day dugal bal bi mais malheureusement moo tax football kaas bu bari baaxu si football jouer ba arbitre tiré l'arbitre c'est le maître du terrain il faut jouer arbitre waaw max càmmoñ bi li muy transversal neex na góol bi attaquant bi góol ba jël na ko attention remplaçant dafa mel ni waa Kër Modou Khëri ñooy génnee gis nga kii li mu raté bu doon tubaab la foofu noonu lay gën a nekkee à l'aise jël temps mel ni kuy seetu joxaat ko keneen bu ko jekkuwul paasaat ko keneen parce que football lucidité ci surface bi mu dafa am solo nga am dal jàkkaarloo góol bi am dal teer xool fi ngay dóor bal bi boo amul dal ak lucidité bu dal doo ko dugal football yombul de du ko jug football dafa jafe mais nag di rafetluwaat initiative bi ci sénégalais yi quand même le fait que ñu dajale suñu ay mbokk sénégalais Adama dafa mel ni mooy génn de def nañ changement génne nañ aada mais dafa mel te moom rek a doon dox de ci d'après li man ci sama seetlu numéro 14 bi moo ëpp lu muy dox waaw belle défense pour waa Kër Modou Khëri occasion waa ji mi ngi dugg ci axe bi di ko pénétrer belle défense kaani gi macha allah ñi ngi seen taxawaay ci équipe bi catuma leen seen taxawaay ci équipe bi baax na de seen taxawaay ci terrain ils ont une belle défense ak attaque bu baax su leen di wax nekk Touba wax jóge nga Touba yaa ngi Italie Baye Laxaat attention occasion bal baa ngi ci camp waa kaani gi waa Kër Modou Khëri ñi ngi forcer pour jéem a am dara am na ku tëdd am naa ni dafa gaañu xool leen ko bu fi kenn gaañu nañu wuti xaalis bu fi kenn gaañu dañuy foo xool leen ko assister leen ko bu fi kenn gaañu waaw jug na dafa mel ni jug na alhamdulilah na jug waaw nanuy foo rek kooku wax ko yaa ngi Italie xanaa tàggu woo ko yow tamit Baye Laxaat bi ngay ñëw mu topp la ndax yaa ngi Touba nii wax ko yaa ngi Italie yow tamit yaa so rek Touba fi toll nii ñu ngi jaar waa Touba xam naa ñu ngi ci wàccaayu màggal gu metti Baye Laxaat waaw bal baa ngi ci tànku waaw Belge jeu rapide pour waa kaani gi waa ja ma ngi koy dawal attaquant fixe waaw la nga def rafet na passe na ko profondeur défenseur bi intercepté na ko jëlaat na ko attaquant bi jëlaat na ko ñu ngi ca tànkee boo moytu waaw kaani gi daal il joue très bien et très rapide kooku ku mën a football la tur ba xaw ma ko excentré gauche Kër Modou Khëri bi ku mën a football la coup franc dañuy foo sama waaji may ko loxo waa lii de laa bëgg xool ko sa frère la xool ko may ko loxo mu jug lii laa bëgg koo gaañ ne ko ku la gaañ baal ko koo gaañ may ko loxo mu jug
aduna amul solo changement encore pour waa kër Modou Khëri Kaani gi mooy dóor coup franc bi relancé na ko bal baa ngay dem Modou Khëri bal baa ngi ci tànk waa kër Modou Khëri Talla jël na ko delloo na ko si défense bi delloo na ko ca attaque ba attaquant baa ngay daw pour bañ mu génn touche téye na ko fixé na défenseur bi def na passe remise waaw am Ndiaye joxal Diop pertagul jouel attaquant du gaaw a découragé coup franc pour waa kër Modou Khëri ay waay belle phase de jeu loolu rafet na de ay Mbaye xam naa ni doo nekk fooy sonn de mujjee nañ laa jot Mbaye foo ne ay Mbaye maa ngi ci xaw nga maa wéetal waaye nee naa leen dañ laa invité mbaxal nee naa leen dañ laa invité mbaxal Mbaye maa ngi Dakar gaa ngi fi moo la remplacé tey ey Mbaye ñi ngi ci deuxième mi-temps wu premier match bi boo yéexee tuuti du baax de ñaar moo am ñaara am deuxième bi c'est Zeyna la ak vie après ey Mbaye gaawal gaaw attention occasion pour waa kër Modou Khëri waaw jóbbu nañ ko am Ndiaye joxal Diop maa ne ci affaire yi Mbaye maa ngi ci match bu neex la nag bu rythme waaye fii ñuy wax ak yow Kaani gi moo mu ne kër Modou Khëri 1-0 Kaani gi mu ne 1-0 ña ngay mbapat waaye de lañ ci am ay occasion bari na torop di ko tuur ci di ko waaw bal ba góol ba dégagé na ko kër Modou Khëri am Ndiaye joxal Diop Talla sama Baye Fall ba moo yor bal ba delloo na ko waa kii waa Mbaye ñu ma bàyyi la nga sangu gaaw ay ca bal baa ngi ca loxoy waa attention lii kenn du ko def attention waaw teggi na ko penalty waaw penalty pour waa Kaani gi penalty daf ko passement de jambe fixé défenseur bi passement de jambe ko waa ji tàkkale ko mu am penalty la de Kaani gi dañoo baax équipe bu baax lan équipe bii ey waay Mbaye man daal équipe bi final laa ko bëgguma dajanteeg moom feneen balaat équipe bi daal ni ma ko gisee nii daal final rek laa ko bëgg góol jour ba teg na ko kan moo koy dóor ban numéro koy dóor Baye Laxaat dafa mel ni yaa ma gën a neexi bët de teg na ko góol ba fixé na ko waaw waaw kenn rateetul penalty ñu fàttali leen ko 2-0 ci diggante Kaani gi ak kër Modou Khëri daal man daal seen équipe bi jaaxal na ma xaw ma lan la dañuy réer seen biir dañoo déggoowul wala dañoo tàmmuta football seen biir xaw ma dañoo amul coach défaite lañ mujjee dañ leen dóor non bii passé footballuñu bii mooy seen première défaite ba léegi ñu ngi ci course bi sax mais amaana pour bu ñu bëggee avancer il faut que ñu defaraat seen taxawaay bu baax am nañ ay quelques éléments yu xaw a baax mais après seen taxawaay ci terrain bi moo baaxul occupé wuñu espace bi dañuy topp bal bi di daw et il manque du jeu amuñu jeu il faut ñu football boo bëggee gagner da ngay am jeu fexe di dem ci kanam mais football boo xamante ni tu es trop bas tamit da ngay reebatas bal baa ngi ñoom ñoo am coup franc yàlla nañ ko dugal xaw a réduire score bi xam naa ni dinañ def lépp pour réduire score bi
waaw joué nañ ko góol ba jëlaat na ko man de hors jeu sax laa ko tegoon gis nga li may wax amuñu benn présence ci kaw amuñu dañu mel ñu bëggul dugal góol ba dégagé na ko bal baa ngi ci diggante défenseur bi capitaine bi repoussé na ko jeu waaw ba pare kaani duñ mayuñu leen dara dañuy ñëw ñu xañ leen dugal yóbbu bal bi génnee bal bi nu mu leen neexee xolo tic tac bàyyi na ko fa paas na ko kii am joué coup franc arbitre bi bàyyi na bal bi mu joué waaw mënu see ñàkk arbitre la rek nit la rek dañ leen a mëne te sénégalais dafa bëri yërmande des fois mu gis ko sax sëgg waaw centre à retrait défenseur bi repoussé na ko jox max la dafa efficace jox na ko Talla am Ndiaye joxal Diop Talla jëlaat na ko touche pour waa kaani gi yaakaar naa ko kaani gi il joue bien kaani gi il joue très bien ils ont une belle équipe ma waxati ko ils ont une très belle équipe bu yaboo équipe bu ci yaboo daal moytule gis nga am Ndiaye joxal Diop gone gaa ngi koy yóbbu bal ba mujjee naa génn touche match bu neex la match moom bu amee but rek neex na match bu neex la diggante kaani gi Kër Modou Khary nag man je dis que ni moom mooy équipe bi gën a faible d'après li ma gis ci kii yi commencé na waaw fële ca Portugal diggante Bayern ak Paris jour yaa ngay dugg ci Talla mi ngi yor bal bi fii passe na ko profondeur ay waay arbitre loolu amul dara arbitre loolu rafet na de Talla profondeur bu rafet la ko passe joué na ko xoolal waa Kër Modou xoolal lii rek jël na bal bi léegi mu passe mu delloo waat ko xoolal arbitre bi défenseur ba am Ndiaye joxal Diop Talla xoolal lii ñi ngay bëgg a rey ñële passe na ko ay waay loolu rafet na de ay waay bay bal ba génn na ay bay sooy bu ñu ngi lay ziar waaw bal baa ngi ci tànk waa Kër Modou Khary yaakaar nañ jéem a def Talla nanguwaat ko ñii de finalement de boo moytu ñu jël saako défenseur ba demande na fixé waat na ko kott na ko mi ngi bëgg a rey waa ji mën ko waaw rafet na kii kan la waay sam waaj yaa mën a football waay bii lañ soxla fii waay di rafet na waay macha allah waaw fombal koy dàllam li mu dugal dafa rëy lii mooy football dafay rafet am Ndiaye joxal Diop xool si gi xool kaay Kër Modou Khary daal man ni ma leen bëggee woon foogoon naan daal c'est l'équipe dinañ révolutionner tout dinañ yéeg tuuti changer statut par rapport ak seen premier match mais dama seetlu daal dañ fa jaaraale gën a faible xaw ma lan la. non du doon ci entraîneur bi parce que ñoom man gisuma sax kuy wax ñoom ci terrain bi d'ailleurs est-ce que am nañ ko mais nag équipe normalement équipe dafay am entraîneur ñu nga ca xam naa ñu jéem a dugal Kër Modou Khary xoolal kooku si diggé dama ko fàtte ataaya bi xam nga match bi bu démarré dootoo ko talati am Ndiaye waa Kër Modou Khary am nañ ko franc ci wetu 18 dañ koy joué wala dañ koy dóor changement Talla génn na am na ku mu jox place am benn boy la instant yi ñoom seen ginnaaw bandang dafa mel ni qualifié nañ ñoom instant yi seen ginnaaw bandang qualification bi si seen côté la gën a jege waa Kër Modou Khary ñu ngay dóor coup franc bi pal ba boo moytul day génn dafa kawe waaw góol ba ma ngi koy jëli adduna amul solo nanu ka foore kii de dafa karam dafa xam naa ni moo dugal bii bu rëy ba yow de boo karampee sax dinañ la faj sa bii dafa rëy
dafa mel ni keroog moo dugal premier biiw waa kaani gi kii ku mën a football la parce que keroog bi mu jàkkaarloo góol bi dafa def changement de pied taf bal bi premier pot ndaanaan la am nañ ay joueurs yu garaaw waa kaani gi xamu fu ñu leen jëlee na leen équipe yi bàyyi xel de na leen équipe yi bàyyi xel kaani gi foowuñu dañoo ñëw pour jël tournoi bi bal baa ngi ci tànk Zal ñu ngi koy dégager waaw bal ba dem na waa kër Modou Khari dóor na ko Modou Khari de waa kan mooy kër ku Modou Khari saay Modou Khari mooy kan xam nga ko ci via bi man mii di wax ak yow xaw ma ko de kër Modou Khari mënul beneen tur ut beneen tur naa ni tur wee diis si ñoom bal baa ngi ci tànk waa dafa mel ni changement la arbitre bi sifflé coach ba Cheikhouna ma ngay changé coach lii lay jëriñ c'est bien bal baa ngi waa am njaay teel bal bi na ngay soog a dugg wala tàngagul waaw touche pour kër Modou Khari touche waa kaani gi jël nañ bal bi touche attention occasion pour waa kaani gi waaw benn défense belle défense belle défense waaw match bi départ na ci diggante Paris Saint-Germain ak Bayern na bal baa nga ca tànk waa Paris touche jox na ko Neymar delloo na ko Vera kii nu kan la tuddal waaye Di Maria nañ xool fii dafa mel ni waa kër Modou Khari ñi ngi am occasion ay ca am njaay joxal Diop kott na ko téye na ma ngay siggi xool defal paas waay bii nga soxla woo yooyu loolu rafet na demal ay ca ñu ngi ay waay jour bi moo civilisé waaye xool ko na may passé te bal ba nangu nañ ko waa kër Modou Khari waa kaani gi nangu nañ ko mu ngi waat ci tànk loxo yu tànkay waa kër Modou Khari waaw ay waay talonné ko touche du fees défenseur duut na ko loo ci am baax na waaw touche défenseur lii mooy métier défenseur son premier rôle c'est de défendre li ngay njëkk a def mooy xam nooy défendre après nag loo ci dolli plus la mais mënal défendre bul duut saa yu jàqee bul duut tullim dafa mel ni waa Bayern am nañ corner de coup franc ñu ngi koy dóor yàlla bu ko Müller dugal ay waay kër Modou Khari ñu ngi fubal ñu ngay jéem a wut nu ñu égaliser ñoom 2-0 ñu fàttali leen ko ci diggante kër Modou Khari ak kaani gi latéral ba jël na ko nanguwaat nañ ko si moom bal ba génn na touche ñu fàttali leen que ni deuxième heure bi diggante CG naa la ak Viapré kii match kii bi semaine bi dafa mel ni kebab bi moo exempté bal baa ngi sa tànk waa kaani gi sama buteur ba jël na bal bi paas na ko keneen remplaçant bi mu ngi koy yóbbu na ko téye na wàññeeku na waay joueur ci gën a jege ak yow waa kaani gi jëlaat nañ ko boo moytu kër Modou Khari daal kër Modou Khari daal seen équipe bi jaaxal na ma mais il joue sans évolution quoi kër Modou Khari jël nañ bal ba ña ngay jéem profondeur Max intercepté na bal bi mais qui il joue comment lui le nouveau entrant de kaani gi là nu muy joué nii bu déstabiliser équipe waaw belle phase de jeu am njaay joxal Diop teel dóoral ay waay kañ ngay dóor
kii lu muy def nii non ñii daf mel ñu bëggul dugal amul système bu baax. non amuñu benn waaw jëlaat nañ ko na ngay xeex non waay man Kër Modou Khary daal Kër Modou Khary ni ma leen yéenee bii te mënuñu fexe ba def dara luy andi bii bal baa ngi si tànk waa kaani gi téye na ko joué na passe na centré na ko deuxième poteau téye na ko sifflé nañ hors-jeu am na ñu ko contesté waaye sifflé nañ hors-jeu ay waay sama waa ji deuxième bii bi mu dugal rafet na xoolal ma caméra bële ndax fayul bi nekk si ginnaaw wala nga xoolal ma ndax bouton bu rouge ba ma ngay tàkk waaw baax na Baye Laxaat noonu la benn nit la yor ñaari caméra waaw téye na ko kooku am na lu mu mën paasaat na ko xees ki numéro 6 bi téye na ko il joue trop bas yéen soxla woo leen lii aller de l'avant jouer pour aller de l'avant pour dem dugal mënoo leen évoluer fi ngeen nekk di jouer trop il joue trop bas il se perd entre eux da ngay téye bal bi xamoo koo koy jox waa Kër Modou Khary yóbbul kooku daala ci tane waaw nangu nañ bal ba ca moom paas na franchement kaani gi équipe bi amul zéro faute gisuguma ci faay bu tax ñu naan faay équipe bi zéro faute il joue très bien waaw ñu ngay xeex bal ba jug na mbëkkaat nañ ko kaani gi delloo na ko tulli na ko ci tànk waa kii attention défenseur moytu jouer ak sa góol wala nga moytu ñu siif bal bi delloo na ko góol ba tee na ko nee nañ ko du jàpp passe nag delloo war na ko défenseur ba waaw ñu ngay jouer élaborer jouer vite da ngeen soxla bii jouer vite lii lan la da ngeen soxla bii jouer vite c'est bien il faut faire quelque chose lii lan la ay waay assurer leen ci arbitre may ko coup franc la ay waay sama équipe bi daal Kër Modou Khary daal Kër Modou Khary daal xëruñu war nañ gën a xër lii de Kër Modou Khary waroon nañ gën a xër lii waaw Kër Modou Khary daal waroon nañ gën a xër lii am nañ coup franc ci wetu milieu terrain bi waaja taxaw na est-ce que du ko jéem a dóor taxawaay bi boo moytul mu jéem ko dóor ele waaw mu centré ko ñanga ca waaw dóor na ko ci kaw barrage bi bal ba boo moytul day génn touche pour waa Kër Modou Khary dañoo dese xër waa Kër Modou Khary ñanga ca bal baa ngi ci tànk waa kaani gi ay occasion non mënuñu fexe ba am ay occasion sama équipe bi waaye waaw ani aada dañ ko génnee te moo doon organiser jeu bi seen coach bi dafa mel ni ay bëtam neexul équipe Zeyna mi ngi waaj deuxième heure bal baa ngi tànk waa dóor na ko génn na ay mbay ñaata bay la 0-0 coup dominé dafa mel ni Paris moo téye bal bi waaw Allemagne yi la dañoo dëgër wute nañoo ak français yi waaye nag ñi ngi ñaanal suñu mbokku sénégalais boobu Idrissa Gana Gueye yàlla na ko yàlla defal ndam mu sagal Sénégal yëpp waaye est-ce que mi ngi fubal góolu kaani gi dégagé na bal baa ngi waat ci tànk waa attention télescopage kaani gi am njaay kaani gi joxol Diop waaw yóbbu na ko profondeur touche est-ce que idée ngi fubal fubalul moom ca baaba ay Cheikh Abdou maa lay jaar kañ ngay fubal Cheikh bi Zerva daal lu nekk ngi Zerva lu nekk ngi sama mbokk géwél yi fa tabarakallahu àdduna nii la profondeur pour que waaw boo da ngaa xaw a yéex waaye sa bal la woon delloowaat na ko waay milieu terrain kaani gi nii gars yi mën nañ football waay dégg naa waay football dafay rafet xoolal Kër Modou Khary danoo dese xër Baye Laxaat turwe 10 ay Cheikh Abdou boo ñëwoon fii ba ñu Cheikh Abdou
kaay ñëwal jege ma fii c'est Abdou ayca bal baa ngi tëddee waa kaani gi dégagé nañ ko tous Kër Modou Khëri diggante Kër Modou Khëri ak kaani gi ñu fàttali leen que ni 2-0 waaw cuun nga ni équipe bu ma waaw maa ngi ñëw cuun waaw tabarakallahu bal baa ngi si tànk waa Kër Modou Khëri ña ngay dem maa ngi wax ak waa Zeynaay ñëw na mi ngi nii waaw bal baa ngi tànk attention centre pour waa Kër Modou Khëri bal bi repoussé par la défense de kaani gi ña nga ca ña ngay dawal am njaay ay waay da ngaa yéex passe profondeur bu rafet bi amul dara arbitre da nga leen yërëm de waaye amul dara arbitre day bañ troisième bi Fallou da ngay bañ troisième bi Fallou waaye amul dara Fallou da nga leen yërëm xoolal ma caméra bële ndax fayul day jékki-jékki bu filmer plus de 15 giga day fay ey mbay bësaatal bouton bu rouge bi gaaw xaaral ma ñëw mbay. waaw Demba. ñu ngi lay ziar. waaw ñu ngi dolli ziar. yow lu tax gisuma la si match yi boobu ba léegi. Cheikh Abdou de gone guy laqatu la rek. waaye de match yi ma gis. waaw. dinaa ci football de. ñi fi nekk de mënuñu la yaakaar naa. non football géwël laa koy def. waaw football géwël moom nu muy demee Cheikh Abdou. man daal du ma xam fan laa far fu ma jot dóor. Mbaadu. maa la wax lii. Mbaadu dinañ la jël. football moom rek. mais loo gisee ñaari équipe yi diggante kaani gi ak Kër Modou Khëri. kaani gi nag mi ngi bëgg a rey Kër Modou Khëri. non déggoo man la kaani gi dana fi def nit zingiri xam nga zingiri. yaakaar naa ko nag. équipe bu baax la ñor. xam nga loolu mooy zingiri ci italien. xaw ma luy zingiri. zingiri mooy yor sa port rek toog ci digg Ferrari ca ndox ma. te naan ngir yàlla zingiri. loolu mooy zingiri. loolooy zingiri ci italien zingiri. Kër Modou Khëri xaw ma dañoo. non di si ñoom xaw ma waaye xëruñu de. non Kër Modou Khëri benn booy fa baax mu nga ne muy maam Cheikh moo ngi ne borom numéro 5 bi waaw. mooy si 5 bi. mooy 5 ba ma nga ne de dosu milieu terrain ba. ay mbay maa la wax lii. Cheikh Abdou. waaye man ku nekk ak fa nga far. bari nga fi ay géer de moo tax nangoo wax. nangu maa wax waaye ku nekk ak fa nga far. foo far. ci kebab bi laa far kebab ba. kebab ba ñun ak ñoom la woon bii passé. maa ngi ca kebab ba. yow nooy def say Zeyna Cheikh Abdou. géwél du far Cheikh Abdou. attention occasion pour waa kaani gi. dëgg la. gis nga mujjee nañ ko sax ñoom dafa mel ni dañoo mujjee yërëm waa Kër Modou Khëri mën nañ leen 2-0. ndeysaan mais Ndiaye si bi muy Ndiaye daa war a génn terrain bi. Ndiaye nga ne xool ko la muy waaxu séeri mami bàyyi Penda. ma nga ne commandé na ma ay kaas. ma nga ne waaye suba na ma Modou nga ne taxaw di naan café waaw kas. Abdou looy wax ci lii nag initiative bu rafet la. lii ak nit xalaat dajale ay sénégalais. ñëw pour kafoore. ndeysaan gis nga àdduna li ma naan li ci bët ak li ci nopp li ci xel ko gën. dama ni ñun ñëpp ñoo bokk fan jóge te ndeysaan dama ni Kër Modou Khëri Maka Baraga yi lépp dañ naan si Louga la. ñu ngi nuyu buur waaw lépp ñu ngi naan ci Louga waaye buur géwél a gi ne. maanaam kooku mooy Moussa kii Moussa Taañaal borom Taañaal tii ñi fii waaw. nit ku baax la. ku baax ta gore. waaw ndeysaan waaye dama ni. kaf ak fooree. ñun danoo war ñun suñu biir. dëgg la ndax tey nii boo nee Kër Modou Khëri. il faut nga wax Louga. dëgg la boo nee Màkk wax Louga. dëgg la boo nee Jërleelu wax Louga nga ni ñoom day wax Louga. kon ñun ñëpp dañ di war di rafetal. dëgg la te boo nee Louga tamit bëgg a dem Dakar nga jël bis wala 7 place ñun ñëpp ñoo bokk fan jógee. dëgg la moo taxit bu été bi nii jotee nii gars yi il faut ñuy dindi stress wu xam nga. ñii ña ngay xalaat njaboot ga ñii di xalaat yaaya ñii di xalaat ay këyit wax dëgg yàlla lii da ciy baax. ndax lii fo ak kaf ak ree bu ko defee ñun ñëpp waaw bu ko defee ku ci jógee.
ku ci jógee xam ni nga mën a mel xam nga da ngay toog ay mois yu bari yoo xam ne doo dem doo dikk. dëgg la fan nga xam liggéey nga xam wàcc ñëw sa kër doo ñàkk doo def dara. dëgg la mais tey tàngoor bi bu ñëwee nii gars yi chaque dimanche ñu koy defee nii ci stade bi mu rafet lool. xam nga ñu àndandoo ko mu rafet lool waaye. kaani ga dem na. non la mu puus dafa ëpp. non lii bu ko xool ca waxal naa ko. wolof mu rasal xet kekkeet yaay. àdduna lépp teraanga la. dama naan ku jël loo moomul sam xel du dal. dëgg la. waaye ku tooñ dëkkandoo it war ngaa ragal. bu la ñaanalee ba sànni la tamit dana mel na bal. loolu déggoo man la. àdduna amul solo dama naan ku yorub lëmm sa bopp di ca metti saa bu ca duggee dee waaye luñ naan ak yorut bu accès ba ca doq faxas ko dafa jot. laa ilaaha illallah ay. laa ilaaha illallah laa ilaaha illallah laa ilaaha illallah masiba kaani gi dóor na 3-0 3-0 2-0 dëggal damaa yéex a ñëw 2-0 dañoo yéex looy bàkk waa kaani gi yow nga ni kebab gi nga fa mais kebab gi kaani gi loolu dér bi la de dama naan ko kebab kees gën na kebab kees gën na bu am firit kees rën na gën na kees am soble kees rën na gën na kees am pomme de terre kees rën na gën na xoolal am salade kees boo noppee xoolal nga def ci tuuti kaani yaay la ilaha illallah tey sama waaj ñëwul waaye weetuma doori sama waaj ñëwul waaye weetuma Serigne Saliou ndeysaan place am laa lay jox. ñàkk na waaye subaana ma maseer a ngi noonu ndeysaan maseer a ngi noonu ci biir kooku mooy borom fee waaye nu mu tuddati Kébémer waaye Zal Bara ngi noonu sama gardien bu baax bi ndeysaan borom dëkkandoo li ñu xool ci doomi garmi yaa ngi ci yow juddu bu rëy ndey ak baay waaye fulla ak fayda borom. waaye fexeel ba bu lépp ceebalee nag ma ceebal. non yow kay jéem a. gis ma waaye dama ne Mor Cissé Alima Ndiaye ngi noonu. soxla naa la fii sama wet del ñëw ñuy commentaire mat yi. yow dama ne. soxla naa la sama wet. waaye dama ne subaana ma Tafa Ndiaye ngi ne di kottu doomu ndayam ndeysaan. waaw jaaxa si sama dem mel Kumba Cissé yaay Alima Ndiaye. adna amul solo lii lañ fi am. dëgg la nanu ka fooree. maa la wax lii. lii luy dajale suñu mbokk sénégalais. dama ni kenn xeex. bu kenn dóorante bu kenn saaga. dëgg la ñun wut xaalis mooy suñu métier. dëgg la lii dañ ko si xaj-xajal. dëgg la ku ñu gaañ. dëgg la baaleel koo gaañ may ko loxo mu jub. loolu la bu kenn saaga kenn. dëgg la nañu rafetal. dëgg la ambiance. ñu bàyyi leen xaar waxtaan waaye suba jëlal ma buur géwél la muy ñëwee. jëlal ma buur géwél laay ndeysaan waaye dama ne suba na ma buur géwél. buur géwél. dëgg la foofu day toj. maa la wax ni waaye suba na ma Matar Diop mel na sigal ñoo jël ngeen ma Yacine Demba Dame mbokkum yaayam Cheikh Faye ak Jibi Ndiaye ak sama doom yaay waaye Moussa Sène a ngi noonu. waaw dama ni borom Taañaañal TV. borom Taañaañal la ñu xool ci doomi garmi